émission bu ñuy wax parole aux experts nag defe naa tey mooy la deuxième fois ñu ñëw seetsee Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sarr di directeur institut di professeur di diplomate di politologue mais aussi di chercheur surtout ci cadre boobu la ñu ñëwee woon tey pour ñu waxtaanee ku ñuy wax Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy. Serigne Cheikh nag boobu ba tey depuis début mars ñu ngi am ay professeur am ay xalaatkat yu ñuy invité pour waxtaanee mbiram ku nekk nag ak facette wala xëy na casquette wala dimension bi la charmé ci moom. tey nag dañ ne woon dañuy ñëw waxtaan ak Serigne Cheikh poser ko quelques questions mais balaa ñuy dugg ci questions yi ñu nuyu ko ziyaare ko dalal ko ci émission bi comme ça ñu jox ko mu nuyoo ñu door dugg ci waxtaan bi. bismillahi arrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu soxna Ndeye Top ñi ngi leen di nuyu te di leen ziar di nuyu waa Desk Info yëpp di nuyu techniciens yi nga àndal di leen ziar ñoom ñëpp di nuyu ñi nga xam ne ñëpp ñoo ñuy suivre ci seen site bi muy site bu am solo di ñaan yàlla barkeel seen liggéey ci biir ak ci biti jërë ngeen jëf. sëñ Cheikh li ma lay jëkk a laaj comme question maanaam su fekkoon ne tey da nga waroon a def comme introduction portrait maam Cheikh fooy tàmbalee ak fooy jeexalee. waaw soxna laaj nga laaj boo xam ne yomb na jafe na yomb na ci Serigne Cheikh kenn dootu ko présenté ti mais jafe na ndax dafa nekk ku multidimensionnel koo xam ne bu la neexee nga présenté ko comme un religieux bu la neexee nga présenté ko comme un intellectuel un penseur un philosophe un poète un politique dimension bi nga xam ne nii moom la am yu bari casquette yu bari yi muy sol moom moo tax léeg-léeg dana jafe nga cerner ku mel ne Serigne Cheikh ci benn angle te loolu lépp bi mu amee nag mu yëgaat ci boppam loo xam ne yow miy analyser ak yow miy présenter dresser portrait bi maîtriser woo ko ci boppam xam nga moom moo tax ma ne moom moo mën a présenter boppam ndax li mu waxoon ne yushabbihuni bil baadi kullu mushabbihin wa fi dalika tashbihi qalbiya yaraadu fa kuntu araani naashi'an mutafarridan bi axlaaqihi aw qultu li ana ahmadu nee na daal moom boo ko bëggee xam daal ci gàttal da ngay xool ne génnul fenn Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam génnul fenn turandoom Cheikh Ahmed Tijani donc kon nit la koo xam ne jafe na nga mën koo présenter ci benn aspect lu dul daal da ngay wax ne li nga xam ne nii moom la turandoom nekkoon di al maktuum nekk koo xam ne nii mbiram dafa dépassé nit ñi ba mënuñu ko cerner ba mu jeex loolu ngay àbbu nga delloo ko du hasard Seydina Cheikh li mu am ci turandoo ni mu baree waaye moom ñu dàkkantele ko al maktuum kon da ngay jàpp ne dafa duppi turandoom ci aspect yu bare ci gàttal kooku moom lañ mën ne mooy présenté sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy al maktuum. beneen bi ma bëggoon a laaj sëriñ bi mooy est-ce que foogoo ne tey jaadu lu ñu wax tudd école maam Cheikh ndax philosophie li nga wax léegi pédagogie hors pair bi mu jàngale ak ni nga xamante ne noonu la révolution diine ji société bi façon de penser wala façon de faire yi ak ni nga xamante ne bi noonu la jumelé li ñuy wax ray ba shahada jumelé ko aussi li ñuy wax les scientifiques et les mystiques mais itam beneen bi ni mu demee ba démystifier lu mel ni démystifier lu ñuy wax soufisme bu jëkkoon ni ñu daan defee tasawuf moom ni méthode bi mu proposé est-ce que foogoon ni daal tey jaaduwul ñu tudd école am solo nga posé ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne innama bu'istu mu'alliman ne yàlla daf ko yónni pour mu nekk un professeur yonent bi am école boo xam ne formé na ci ñaata ay kàngam te Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy ci école boobu la génne formation ak jaar-jaaram prédisposé ko ci mu nekk un éminent professeur jaar-jaaram ci formation ndax formation nit ki ak jaar-jaaram ak li ko meññi dafa am lu baree bari loo xam ne nii daf koy feeñal ci personnalité am ëllëg xam nga moom mi ngi juddoo Ndar
màgge Ndar ci univers boo xam ne da ngay gis richesse bi mu làmboo. tubaab ya nekk fa, naar ya nekk fa, mu nekk nitu daara gimmee ci diggante culture yooyu, culture sénégalaise bu traditionnelle ak valeur sublime yi nga xam ne nii moo ko tungoomoon, nga xam ne dañ doon jàpp ne ndar-ndar bi fa la lépp daje ci moom ci civilisation, ci xam lu baax, ci jikko ju rafet. waaye tubaab yi nekk fa bokkuñu ak ñoom der, bokkuñu ak ñoom làkk, bokkuñu ak ñoom diine, ba pare mu juddoo ci këru sëriñ ñi nga xam ne li ñu miin mooy daara. syncrétisme boobu am ci yooyu daf ko teel a waajal ci mu nekk nit koo xam ne àdduna dana mën a jariñoo xalaatam, àdduna dana mën a dégg xalaatam. mu jóge fa nag jàng lu ne, jàng ci wàllu diine comme ni nga xam ne nii noonu lañ ko daan defal doomu soxna, waaye jàng ci wàllu tubaab, waaye tamit teel a jonjoo ak biti, teel a tukki, teel a gis li xew ci àddina bi, teel a imprégné wu ci idéologie yi nga xam ne nii ñoo doon dox ci jamono. dégg nga lam daan wax ne dafa nekk ci daara ji, nee na daan jot texte yi jóge ci Mahatma Gandhi di ko traduire. alors loolu pour résumer moo ko préparé woon pour mu nekk nit koo xam ne ëllëg dana mën a orienter humanité, dana mën a orienter ay junni nit ci xalaatam. moo tax effectivement li nga wax ne mën nañ tudd école Seyd Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum lu ñu mën a nangu la. tomb bi nga laal ci nee nga ni mu xeetale diggante scientifique yi ak mystique yi, li scientifique yi jëf ak li suñ borom di jëf. yaa ngi fàttaliku bi mu naan scientifique yi ay bricoleur lañu, waaye yàlla c'est un créateur. mu ne artistes yi, te loolu mi ngi ko wax ci benn poème am bu ñu tuddee Ardu Bulal, mu ne artistes yi nag ñoom ay imitateur lañ. moom la waxoon ne al fannu inda baadihim xikaaya ama alayhi llahu min bidaaya. kon nga gis Dieu est un créateur, les scientifiques c'est des bricoleurs, les artistes c'est des imitateurs. mu indi li nit di soxla ci xam-xam yépp, parce que boo tuddee art rek tudd nga littérature, poésie dugg na ca, sculpture dugg na ca. boo tuddee science pure yeeg yeneen yépp yu exact yeeg yu exactul yépp dugg na ci biir science. kon mu ndar képp xam-xam nga tudd yàlla muy domaine mystique yi. moo taxoon nga dégg mu daan ne bëgg na scientifique bu décroché rek yéeg dem ci mystique yi. foofu da ngay gis njàngale mu xóot mi mu jàngale foofu, parce que kiy def bricolage te mooy scientifique bi nee na dafay liggéey ci matière bi nga xam ne daf ko fay fekk. approximation la. ki nga xam ne tamit dafay imiter dafa fekk loo xam ne nii gis na ko muy jéem a roy pour melal loola. moom nga déggoon benn philosophe di ko wax ne l'art des poètes est un art de second degré. ak ki doon wax naan le poète c'est le singe de Dieu, maanaam dafay jéem a roy yàlla ci ni mu bindee. waaye suñ borom nag moom mu ne mooy le créateur. waaye xoolal foofu beneen aspect bu am solo ci njàngaleem Serigne Cheikh mooy li mu delloo suñ borom. mu ne yàlla c'est un créateur. xam nga boo ñëwee ci foofu da nga fekk ne yàlla tudd na alxaaliqu, tudd na albadiu, tudd na almusawiru, tudd na albaariu. mais créateur muy alxaaliqu moo ëmb yeneen yi, parce que bu tuddee xaaliqu muy le créateur mu mel ne dafa am ay département yoo xam ne ni ñoo aju ci xaaliqu. jëlal département bu mel ne albadiu nga xam ne ni innovation yëpp ak concept yëpp foofu lay jóge, mu dénk ko badiu. beneen département bi tudd albariu nga xam ne mooy def design yi. beneen département bi tudd almusawiru muy def finition yi. kon delloo gi mu delloo yàlla li mu moom, damay wax ne Serigne Cheikh li mu jàngale ci tawxiid jaada woon na tomb boobu rek ñu di ko gëstu. boo delloo ci xasida bu mel ne taahat bi nuuri jamaalika al ahlaamu
lan la ci Serigne Cheikh jàngalewul ci suñ borom. xam nga dafa ne wolof bu la waxee ne lu dul yàlla neen la dafa jaaxle mu ne te lu dul yàlla neen a gannaaw xalaat lañ koy wax waaye xasida boobu ci ngay yëge ne dafa topp suñ borom di gëstu suñ borom di càmbar suñ borom ba suñ borom yéem ko moo tax xasida boobu déclamation bi yéemu ci suñ borom la mu ne taahat bi nuuri jamaalika al ahlaamu yaa man huwa alxalaaqu wala allaamu ne ko borom xel yi ak borom xalaat yi yépp gëlëm nañu lu leen gëlëmloo mu ne ko sa taar yaa man huwa alxalaaqu wala allaamu waaye gis nga mu tegaat ca ne wa aba siwaaka alxaqu min zi xaqihim wa atatu ayidu mulkaka al ayaamu mu ne vérité absolue vérité absolue scientifique yi yoruñu ko vérité absolue artiste yi yoruñu ko mu ne vérité absolue ki ko yor mooy suñ borom keneen ku mënta doon ngay liggéey ci xam-xam vérité relative nga yor waaye wa aba siwaaka alxaqu min zi xaqihim mu ne ko tamit wa atatu ayidu mulkaka al ayaamu mu ne ko pouvoir tamit keneen ku yore pouvoir dérivé nga yor mais pouvoir absolu ak pouvoir ci quintessence am ak ci originalité am yow suñ borom rek yaa ko yor mu ne ko moo tax koo fi gis mu yore pouvoir bés usure du pouvoir dana ko dab ba mu des yow yàlla gis nga foofu delloo na ne nit ci àdduna ci xam-xam lay amee cër walla ci nguur walla ci alal mu wan la ci poème boobu ne bu dee xam-xam nit ki xam-xam bi mu am xam-xam bu relatif la am bi mu am lu relatif la mën-mën bi mu am mën lu relatif la mais dans l'absolu ñett yooyu ki ko am kenn rek la muy suñ borom kon donc da ngay yëg foofu ni nga xam ne ni noonu la doon xeetalee xam-xam yi parce que wax na ko nee na xeetale xam-xam yi nee na moo gën xeexale xam-xam yi donc loolu moom moo taxoon nga gis yàlla may ko ci wàllu dimension mu àgg ci ba wax ne afnaytu asbaabal xayaati dirasatan wa balawtu kulla wasaa'il al irfaani moo tax boo ko dàqee ci mystique yi fekk ko fa boo ko dàqee ci poète yi fekk ko fa boo ko dàqee ci scientifique yi fekk ko fa foo ko làmb rek mën nga ko faa daj ci wàllu xam-xam mais ànd ak loolu lépp daf ko delloo suñ borom parce que dañ ne intellectuel ñetti qualité lay am te yëpp dafa daje ci moom bu njëkk bi mooy humilité tout ce que je sais c'est que je ne sais rien yàgg na ko wax wa maa utiitum min al ilmi illa qalilan yooyu mooy bu njëkk bi bu ñaareel bi mooy lu ñu tuddee ouverture am wax naa la sànq ne fi mu yaroo la ak brassage bi mu am ak contact bi mu teel a am ak waa biti enraciné wu na ci li mu fi fekk mais am ouverture moo tax Serigne Cheikh way aldamuru nuaatul xilmi fii ruma sabaaxan dauna nabki dëhran aldamuru kooku di nit ku xonq moom muy nit ku ñuul kooka waxuma la ñu bokk réew mais continent sax bokkuñu ko mu nekk ci Europe moom mu nekk ci Afrique de l'Ouest nekk ci Sénégal kooka di chrétien moom muy jullit mais mu toog yëg ne nit comme moom la ñu def injustice donte bokkuñu couleuru yaram donte bokkuñu dëkk bu ñu dëkk donte bokkuñu diine bu ñuy pratiquer mu ne danaa ko jooy ci sama plume